voilà donc kooku nag mooy procureur Ndoye Mali Maram Ndoye waaw lébu ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggee ñu ngi lay bëggee di la ziar man ne ñu ngi lay ziar Ndoye di la ñaanal yàlla defal la jàmm waa kay Ndoye. L'info mu ne décès du pape François, les couches vulnérables perdent leur avocat. Ndax adepte d'une église pauvre pour les pauvres, le pape François da doon incarner la simplicité, da doon incarner la sobriété, mais surtout le pape François dafa attaché woon une attention particulière ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy néew ji doole yi, les opprimés ñi ñu doon néewal doole itam, waaye itam les migrants yàgg naa kaas ci ñoom. Oui. La preuve bi ñu xayma alalam yëpp. Oui. rombul 60 000. ci lépp la doon 57 000 et quelques. lépp la doon joxe en guise de soutien. Alors nouveau pape bi nga xam ne moom la ñu war a élire par le collège des 135 cardinaux de moins de 80 ans fu mu nekk nii te ñu entrer en conclave à huis clos entre le 15e et le 20e jour ginnaaw bu nu paree ci obsèques yi paree ci décès bu pape François dinañu mën a nag léegi tànn pape bu bees. Alors le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na itam sentiment bi mu am ginnaaw bu mu yëgee perte ki nga xam ne moom mooy pape François. Nee na par son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, mu ne le pape aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d'hommes de bonne volonté. Ousmane Sonko aussi, le Premier ministre, wax na quelques mots, mu ne parmi les voix qui se sont élevées pour dénoncer les injustices commises à l'encontre du peuple, de groupes d'individus, la voix du pape s'est distinguée par sa force, mais également par son impact. En tout cas, kenn du ko fàtte, on l'oubliera jamais, le pape François. Ginnaaw l'info ñu dem ci beneen yéenekaay. Source A ñëw ci mbiri saisie attribution de créances faites sur les avoirs financiers société Ecotra portée devant le tribunal du commerce. Yéenekaay bi ne Abdoulaye Sylla finalement dafa battre LBA Bank xawma LBA Bank lan la LBA wala c'est en anglais. LBA. Ok. Beneen bi mooy décès pape François Banque. Donc c'est en français LBA. Le Sénégal pleure un religieux pur sang. Ginnaaw gi son ministère accusé de surfacturation programme bi nga xamante ne moom moo ñeel résilience économique et sociale Mansour Faye nee na lii daal forfaiture la moom sax moom am na benn yéenekaay bu ñëw ci moom te dinaa ci dikk ñu dem Libération ne kaay ma wax la ci présumé marché fictif sous enquête parquet financier bi fu mu ne nii mu ngi fouiller le projet d'Agropole Nord ay investigation ku yoo xam ne confié nañ ko section de recherche de Saint-Louis. Ginnaaw gi nouvelle offre de cautionnement pour une liberté provisoire l'agent judiciaire de l'État opposé na veto à Farba Ngom encore une fois de plus Farba kon ba tey baaxagul. Ginnaaw Libération ñu dem ci beneen yéenekaay on y va. Le Témoin mu ñëw ci mbiri 1000 milliards du Covid bi li ñuy reprocher à 10 ministres du président ou de l'ex-président Macky Sall à lire donc ci biir Le Témoin yéenekaay ginnaaw gi décès Pape François le cardinal Kevin Farrell fu mu nekk ni moom mooy assurer l'intérim ci Vatican bi ñu dem ginnaaw gi aywa L'Observateur mu ñëw ci procédure de mise en accusation devant la haute cour de justice Mansour Faye ak Moustapha Diop ñoom ñooy ubbi baal bi ma ni baal bi Mansour Faye ak Moustapha Diop ñoom ñoo koy ubbi baal bi collé dara bi révélation sur la procédure qui sauf changement de calendrier mën na démarrer ci semaine bi ak convocation bureau de l'Assemblée nationale moom la ñëpp di xaar haute cour de justice na ngeen def ñu ngi leen di nuyu bu baax naka reprise bi waaye yéen a ngi ci jàmm waa nga laxu ngeen ci jàmm waaye tubaarkàlla ma ni réew mi yéen nañuy xaar ñu ne kañ ngeen di tàmbali liggéey bi ndax mën naa am ci semaine bi lay doon waaw wala déet waaye Observateur bi daal nee na bu jaabante bi tàmbalee daal xam naa Mansour mooy nekk ca bopp ba moom ak Moustapha Diop Jóoba Juba ginnaaw gi itam ñu ñëw ci arnaque à la tontine pour véhicule ñëwal narrière tuuti ñëwal merci téyel tuuti arnaque à la tontine pour véhicule doomu Faatu Lawbe bii dañu ko teg loxo à la tête d'une tontine lancée sur les réseaux sociaux moom kii Njaay dafa convaincre ay dizaines de femmes ñuy verser weer bu jot
plus d'1 million de francs pour ñu mën a jënd oto ci natt bi ngeen bokk yéen ñaan ñi wala Nabou Cor ci natt bi nga bokk. yow ci nga teggee wala. ok man du ma natt loolu yëpp duma ci fekk da nga teggi. da nga dugal ko noonu wala. mami est-ce que dañ dul ñëw ci yow laaj la xaalis bi. man mi yow bi nga teggi rafet na nag tuwarkal la. man de yàlla def na ne wax dëgg yàlla damaa yorul lu suukar 3e ci may sëyee may sagal rek yoruma xeer loo gis ci man lu bees loo daawul gis rek moom du man de. macha allah yàlla na yokk. wallaay du man. yàlla na yokk. ndax ba sa coup bi hyper kit la de parce que maa ngi xalaat ba xam ndax man est-ce que bokk ma ci date bi te yëguma ko mais bokk ma non bokk ma ci dara ngoone ci nga bokk. non mais boo bokkee yow amoo problème. ci natt bi nga bokk. musuma bokk natt. en tout cas rêve wu ñi bëggoon na dawal oto daa mel ni. lépp jaaree dafa tàbbi géej de. ndax am na ay victimes yoo xam ne dañoo porté plainte wala dafa amul oto bu mu jaay man j'ai pas compris. escroquerie bi daal toll na ci 14 millions. bari na di. dañ daan joxe seen xaalis ñoom. waaw léegi xanaa 14 personnes lañ. ku teggi da ku ne joxee million. te moom récemment sax mi ngi doon def beneen live di sos beneen natt. moom mi waaw. mu ngi garde à vue ci brigade de recherche de. dina leer. ma nga fa de brigade de recherche du Colobane te nee nañu sax dinañ ko defeere tey. ci Kër Massar bu Kër Massar plutôt waaw bu Kër Massar. c'est ce que j'ai dit Colobane kii la da nga tàmm sesoo si Colobane tàmm brigade de Colobane dëgg la bàyyi ñu nag. dëgg la de njuumte googu sax dafa maa waroon ndax maa ngi ñoom dañoo deful nen lii la yàlla dogal waaw man nag ñoom defuñu neen say xarit la ñuy waaye man duñ samay xarit merci rek. ñoom dañoo baax de. waaye yal na leen yàlla defal jàmm loolu laa leen di ñaanal ay baax ñoo fa nekk. billaay yal na yàlla defal leen jàmm. dinañ ko defeer ci kanamu procureur nag lii moom doy na waar de mbir mi nag lu ma intéressé la dimbal leen ma ngeen kii dimbal leen ma waaye ngoone. ma gérer la ko. waaw gérer ma ko utal ma ci ay kii utal ma ci ay gëstu dëgg. parce que il faut nga lijjanti ba xoolaale ma liste bi bu baax tamit ndax turu koo xam du fa ne. waaw ku ma xamal wax la ko. mën naa ne mais koo xam ku mu mënti doon ku mu mënti doon. ku mu mënti doon même bu fekkee dafa xaw a nduru Beyoncé wax ma ko tamit. ma ne góor a jigéen mag ak ndaw. mais xoolal ak ñi nga xam ne dañuy jënd costume bi bees ak borom daal di bees yi. yow seen xam nga mosoo maa jox dossier jox nga ma bii. mais bul suturaal kenn de. waaye yéen li tax jàmm la. naa defal rapport. xam naa li ma la wax ñu dikki gis ni. wuy ma amul tam aw ci suuf naa man maa ngi ci waaye bu ko bind de. loolu tamit amu ci. waaw am problème man tëddee naa njaaxaanaay man damaa jaaxaan naa ko. non wax ma yow sax sama xel nekk ci yow feneen la. xam nga doo xam ne ngay jékki-jékki gis ay nit. waa gis ay nit ñuy kii ñuy jékki-jékki sol ay ensemble yu bees ay dàll yu bees bees xool boppam. di sol ay perruques yi seer. na daal nga di sax. sol ay dàll yi seer yére yi seer robe yi seer. ñaare ma ci ma def ci ton ba. xam nga te yooyu yëpp salaire du ko maye quoi surtout boo yooyu nekkee kii taskat xibaar bi chroniqueur mënoo am xaalis am naa kon nag ci mais chronique léegi dafa am xaalis de. amuñu de chronique léegi day am de da ngay cof fii cof fee. amuñu wër na yàlla fu ñu ci dem 50 000 lañ am amuñu dara. ak wax ji yëpp ba xotteeku. problème bi du dañu ay 500 yooyu. problème du ñëw ñi leen di fay ñoo amul. amuñu. looloo tax nga leen di gis fii gis leen fee gis leen fële après ñu dajale ko mu nekk dara. mais loolu surtout natt la rek Nabou. wala mu natt la. loolu natt la rek. natt la. natt la rek. parce que fu ne danga koy bàyyi sa liggéey teg dem bu weer deewee ñu dajaleel la ko xel la de. te Nabou baa doo la mënta weesu weer bu kon dee noonu la nga xam demee. ñaata ngay am. waa léegi yow bu léegi yow boo demee sans limite am fa 50 dem Sunugal 24 am fa 50 muy 100. nga dem fa Feeling Dakar am fa muy 50 ay ku 150. fi def nga jógee Feeling Dakar dem 313 am fa muy 50 200. boo jógee 313 di laal Walf 250. am fa 50 te Walf sax mën nga am 25 ndax ñi chronique dañoo bari mën nañ ko wàññi ñu xaw a jóg invité lañ lay def ndax télé lañu xaw ñu jaay leen. aussi mën naa ne mais xam nga léeg-léeg da nga koy taafantaloo paas da nga naan non juste le transport ñu dóor la 25 wàññi ngay ñaata yaa ngi ñaata 275 275 yaa ngi dégg nga dem Sénégal ñu laal la 50 325 waaye yow loolu du salaire nam xale boo ko dee teggi wat na weer bu dee bu jot nga teggi mais yow loolu sax li ngay wax nii mën na la permettre nga bokk natt. waaw nga xam ne sa salaire fii da nga koy téye.
waaw bu feneen fi nga wax. waaw boobu nga bokk natt benn loxo. waaw beneen nga bokk natt feneen. kon su ko defee nag mooy su ko defee nag wut télé yi. boo teggee nag naan maa nga Colobane. teggi naan kii yoo ma ñawal sama couturier sponsor officiel. kii naan Nabou Création mukk